téléspectateurs d'ITV salaamaaleykum bienvenue comme chaque dimanche ñu di àndandoo ci ITV seen émission ñu daje tey nag ñu indi leen thème bu am importance bien vrai que dañuy fo dañuy kaf dañuy ree dañuy zalone ak yéen waaye teewul dañuy sensibiliser waale en même temps tey nag thème bi ñu indi moom moo di mauvais comportement bi am ci kaw tali bi ak chauffeurs yi les transporteurs urbains yi nga xamee ñoom ñoo nekk ci kaw tali yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di les transporteurs urbains yi c'est vrai mais aussi tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo yore particulier yi dawal bu ñaaw bi ñuy dawal ci kaw tali bi comportement bu ñaaw bi ñuy comporté woo ci kaw tali bi ni nga xamee moom la ñuy comporté woo ak ñi nga xamee ñoom ñoo di particulier yi daw ci kaw tali bi bon tey nag Padros dafa ñëw ngir xool exactement lan mooy problème bi pourquoi mënuñu daw correctement ci kaw tali bi lan mooy problème bi pourquoi kenn ku ci nekk mënu daw ci sa yoon te doo empêcher sa morom pourquoi mënuñu daw tranquillement te accident du am pourquoi mënuñu daw tranquillement long voyage te accident du am à chaque fois ñu dégg ko ci ay accident te ci transporteurs yi rek la ñu koy dégg plus souvent tey nag Padros moom moo ñëw ngir sensibiliser leen ngir waxtaan ak ñoom ngir partager ak ñoom dinaa xam exactement lan mooy problème bi te nag dañuy dem partager ak chauffeurs yi partage ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk ci kaw tali bi à tout moment Padros nag ngeen yaakaar ni moom dong moo ci war a mun a indi solution moo tax may génn ci mbedd bi di partager ak yéen donc xamuñu nag problème bi lan la ba tax accident yi di am à chaque fois xamuñu problème bi lan la ba comportement yi ñaaw loolu ci kaw tali bi mais nañu jéem a xool exactement lan mooy solution bi nañu jéem a xool exactement lan mooy problème bi bu ko defee ñu indi ci suuf kenn koo xamee moom ci garage bu rond-point garage bu kii la nekk lu mu tudd seen garage bi nu mu tudd sax. Abass Ndao Sao. non garage bi garage yu Ndiaga Ndiaye la wala garage. Super yi garage super. bon tey ñu ñëw nag ngir waxtaan ak yéen ngir comportement bu ñaaw bi nga xamante ni plus souvent dañu koy découvrir ci kaw tali bi ak chauffeurs yi exactement lan la yéen ci seen biir la wala ñàkk déggoo la. wala kenn ku ci nekk say jikkoy bopp ngay indi ci kaw tali bi. waaw kenn salaamaaleykum man la Ibrahima Diop. dëkk Jandeer quoi. maanaam liggéey bi moom kenn ku si ne sa système nga yore moom nga yor ndax nit ñi ñëpp ay jënd lañu liggéey rek mën fayar job rek mën fënd du leneen ñu dul liggéey bi mais si biir liggéey bi nag fii nekkul loo xam ni garage boo xam ni ku ñëw day bindu yëpp maanaam ku ne da ngay jaayante. non waxuma loolu dama ni. comportement bi ngeen di comporté woo ci kaw tali bi c'est-à-dire nu waay neex dawalee ba accident yi di bari à tout moment foofu la ñuy waxee. non foofu moom nu ngi nekk loo xamante ni ñii am na ñoo xam dañuy dawal normal am ñoo xam duñ dawal normal. d'accord waaw léegi lan moo waral ñi dul dawal normal di dawal. nu mu leen neexee ëppal dawal lépp tey la teg ak dal. xanaa defoo leen code de la route. ah kay am na ñoo xam dañuy jànkuwanteel ba pare ñëw ba si biir duñ ko wane. andi seen xalaatu bopp. d'accord c'est quoi le problème entre yéen chauffeur super yi ak taximan yi. waaw ndax chauffeur yi ak taximan yi yëpp ñun taximan yi fii lañ jógee ñoom ñëpp fii lañ jógee ñëw fii dem taxi yi mais si biir code route bi nga wax noonu am ñoo xamante ne ñu jàng code bi duñ ko dawale fii nii. d'accord pourquoi yéen doo leen muñalante ci seen biir. ah kay muñal dina am. mais léeg-léeg ñun xam ngeen yéen da ngeen di wax pour jëmale seen boor c'est vrai que dina am mais ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les sénégalais lambda ñun ñi nga xam dañuy partage ak yéen gisaguñu benn yoon foo leen wane compréhension foo leen wane comportement bu rafet ba tey benn étranger bu dugg see Sénégal xam ni kat sénégalais yi chauffeur sénégalais yi respecté nañu code de la route. ah man Ibrahima ah respecté naa code de la route. ci li wóor sa mécanicien Cheikh Anta électricien man la cousin Sylvain ak Bayancé Moussa yéeg ci ancien sa sunuy le jouru Saint-Valentin ma ànd faak Justin cey me cherché ay me cherché ma fekk cel me cherché cey me cherché ma fekk cel me cherché cey me cherché fecc ko
mécanicien ba soxal lii moo di ba soxal Armand Ndiaye doo fecc ci mécanicien ba soxal ay ba soxal Xaali Mbay dogo ci mécanicien ba soxal lii ba soxal ci mécanicien ba soxal ay mécanicien ba soxal tel mécanicien ba soxal ay mécanicien ba soxal tel mécanicien ba soxal ñoo ñëwal ma ne fee tel mécanicien ba sa gun gun ba sa gun gun ba sa gun 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 ki sabrat ku sabrat gun ba sa gun nag ba sa gun nag ba sa gun sa gun ñi ngi fi nga xam ne moom moo di ci garage yu bis bu ligne 1 ligne 2 ligne 32 ak ligne 38 dañuy dem nag waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk chauffeur bis yi bu ko defee ñu jéem a xool très rapidement ñoom tamit seen réaction lan la ci seen dawlin ci mbedd bi parce que ñoom li ñu leen di rapproché ci ay problème bari na lool nee nañu chauffeur bis yi nu leen neex la ñuy dawale nee nañu chauffeur bis yi presque ñoo ëpp sax cër ci tali bi affaire de ëpp cër la affaire de lan la bon nañu dem ñu xool. voilà bon ñu ngi fii ci arrêt car bu Sam dañoo ñëw pour partager ak chauffeur yi grand doo même ma toog nii rek waxtaan ak sama xarit bi bon grand kii laa doon seet lu mu tudd chef de garage. waaw man la. chef de garage bi yow la. waaw d'accord chauffeur nga en même temps. déedéet ma chauffeur de. doo dawal oto. déedéet du ma dawal oto. mosoo dawal oto. ah ouais. déedéet. pourquoi nga nekk chef de garage te mosoo dawal oto. déedéet ñoo gérer kii quoi oto yi dem ay Tëngéej wala Kër Masar yooyu affaire yooyu. d'accord bon tey li ñuy ñëw ngir waxtaanee moom mooy comportement bi chauffeur yi di comporté woo ci tali bi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di dawalkatu bus yi ñenn ñi nee nañu ñi nga xam ne ñoom ñoo di dawalkatu taximaan yi ñoom ñooy dawal nu mu leen neexee dawalkatu Ndiaga Ndiaye ñoo dawal nu mu leen neexee mais surtout yéen li ñu leen di rapproché ci problème dafa bari exactement c'est quoi le problème yéen seen problème yéen chauffeur bus yi dafa mel ni yéen a moom tali bi. chauffeur bus yi boo gisee loolu mu mel ni comme 31 bi bu jugee beneen 31 bi jug ñoom duñ daw quoi. benn da ngay kii léegi bii bu jugee da ngay bu ko dawee njëkkante boobu noonu moo waral loolu yëpp te xam nga gars yi yéenantuwuñ tamit telu yi xatul wax ne xol yi ñoo xat waaw mooy loolu. pourquoi chauffeur bis yi ñoom seen njëkkante bi ñuy njëkkante ci kaw tali bi. ah ñoom la rek ñoom ku nekk sa wërsëg nga war a lekk waaye ñoom dañuy jàpp ne xam nga comme ni yow tey boo jëlee client bi ngay jël ak li ngay war a jël yëpp du si bokk quoi comme ni lay fay comme bu ne tey boo jëlee 10 clients da ngay am lii boo jëlee 20 clients da ngay am lii day am pourcentage quoi léegi pourcentage boobu moo tax moo waral loolu yëpp. d'accord pourcentage bi dégg nañu ci ñu ni boo leen ëppalee ay courses yoo xamante ne daw ngeen ko dañuy gën a yokk seen prix. loolu moo tax nag loolu moo waral loolu yëpp. moo waral accident sogeeg yooyu affaire yi. man xam rek ku nekk sa wërsëg ngay lekk quoi waaw. ñi nga xam ne ñoom ñoo di responsable yi yor bus yi est-ce que ñoom ñu ngi yëg accident yi am ak njëkkante yi am ci kaw tali bi ak bus yi. ñu ngi koy yëg même bien sûr ndax bus bi yàqu ñoom booy wootee ñoom ngay jot constat bi amee ñoom nga woo foofu ngay woote ci kaw direction bi ñu ngi koy yëg. ñoom indi luñ leen ci solution ba léegi waxuñu leen teguñu leen ay daan tey boo defoon benn choc ci benn bus ban sanction lañ lay teg. non lu ñu teg daan ndax ñoom dañuy jàpp ne ñoom xaalis bi leen indi rek ñoom moo leen ittee quoi ba xam doomu aadama yi itteewu leen waaw. mais nag pourquoi yéen ci seen biir yéen chauffeurs yi doo leen waxtaan entre yéen ngeen waxtaan que pour autre solution que askan wi aussi sonn nanu par rapport ak yéen ni ngeen di comporté woo ak ñoom ci kaw tali bi chauffeurs yi accident yi bari na ngeen jéem a waxtaan ci seen biir xool naka ngeen di gën a waxtaanee pour lépp dal. ah c'est vrai que xaalis bi am na ci solo boo dewee course 5 courses ñu yokkal la sa prix ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. ah xam nga fi Sénégal ku la njëkk yow doon na sàngul fii gars yi moom ku nekk sa bopp tey liggéey bi ngay liggéey am nga xam ne tey boo nekk mi ngi si suuf di liggéey pour bëgg a wut liggéey. fii moom gars yi li ñuy fexe ba am xaalis lañu am rek ñoo xawaluñu ñu amee nag sell na wala jub na wala affaire yooyu fii moom Sénégal réew Sénégal xaalis moo fi doole leneen lu dul xaalis moom amul doo am dëgg xaalis mooy dëgg mooy lépp. voilà téléspectateurs yi ñu ngi nii ba tey ci garage bu Sam ñu ngi nii ak benn chauffeur taxi ku baax maa ngi lay ziar. waaw ziar naa la sama waay. tur bi naka la. Mody tey ñu ñëw ngir waxtaanee comportement bi nga xamante ni chauffeur yi ñu ngi koy comporté woo ci kaw tali bi que ça soit muy chauffeur taxi que ça soit muy chauffeur Ndiaga Ndiaye muy chauffeur bus wala chauffeur yeneen ak yeneen ak yeneen tey accident yu bari na lan moo ko waral exactement yow en tant que chauffeur. waaw man en tant que chauffeur accident yi li ko waral moom bokk na si comme ni gars yi dawale si kaw tali bi quoi am na indiscipline xam nga ak oto yi tamit oto yi am na oto yoo xamante ne normalul waaw loolu moom am na si quoi. oto yu normalul ak indiscipline.
waaw. d'accord indiscipline pourquoi ci kaw tali yow en tant que chauffeur ma yaakaar ni boo defee code de la route dafa am lu bari lu ñu lay jàngal kon normalement indiscipline waroo ko indaale ci kaw tali bi yow boo yoree yabee ay doomu aadama. waaw loolu moom dëgg la mais tamit xam nga ak ni ngay jàngee code quoi xam nga code dafa am noo koy jàngee parce que am na ñoo xamante ne xam nga mën nga ko jàng ni pratique ko am na ñoo xamante ne xam nga théorie lañ koy jàng bokkul quoi ak ku nekk ak rek ñi ngay ñëwee rek loolu la quoi. d'accord pourquoi ñàkk muñalante bi yéen ak chauffeuru bus yi parce que plus souvent dañuy dégg ñu ni chauffeuru bus yi ak chauffeuru taxi yi à tout moment dañuy xuloo dañuy mbëkkante dañuy koyesante c'est quoi le problème. non loolu moom chauffeur la rek du chauffeur taxi ak bus ak particulier loolu moom chauffeur yëpp la am na xam nga si xol yi la quoi am na ñoo xam ne mën nañ la muñal xam nga may la am na ñoo xamante ne mënuñu la may loolu moom si chauffeur la quoi chauffeur yëpp la amul bus ak taxi ak particulier. des fois ñu dégg ñu ni da ngeen a am yéen da ngeen a solidaire ci seen biir da ngeen di dox affaire de solidarité bi yéen taximan yi ci seen jëm bopp mais yéen tamit dañoo découvrir benn affaire que doo leen muñalante doo leen mayalante surtout ñaari taxi yoo xamante ne kenn yebul dañuy njëkkante pour di njëkk a am client. non loolu moom ay wax la rek. taximan non mais du ay wax nañu waxtaan rek nga wax ma exactement ñu ut ci solution. non taximan yi moom dañoo solidaire quoi xam nga dawal ko taxi dafa am ak taximan bokkul. la moo leen wutale. non bokkul dawal ko taxi ak taximan bokkul waaw. mën nga ma wax lu leen wutale. waaw parce que xam nga tey say taximan day solidaire man nga fekk sa morom mu këree nga ñëw jàppale ko amul kirij nga abal ko kirij amul pëno nga abal ko pëno xam nga loolu si solidaire la bokk mais xam nga dawal ko taxi moom mooy kii ñëw rek pour wut si dara quoi pour dem. d'accord tey kon li ñuy wax naan comportement bu ñaaw bi ci tali bi yow gëm nga ni mi ngi am ba tey. non mi ngi am loolu moom mi ngi am moom wax dëgg yàlla waaw. tey yow en tant que chauffeur lan ngay ut ci solution boo doon ut solution lan mooy solution bi. waaw yokk kaaraange gi rek xam nga yokk kaaraange gi rek. mais yéen boo leen aarul seen bopp aar askan wi gisuma keneen ko war a mën a indi kaaraange. waaw loolu moom dëgg la moom loolu moom dëgg la mais tamit xam nga bu policiers yi monté def li ñu war a def xam nga affaire yi dina jaar yoon quoi man loolu laa gis. mais affaire de corruption le fait que mi ngi am ci Sénégal goo ma ni policiers yi ak yéen da ngeen mës a déggoo de parce que corruption bi dafa bari ci seen diggante ak policiers yi. waaw loolu moom naqari naa expliquer trop waaw naqari naa expliquer trop moom wax dëgg yàlla waaw. chauffeur gis nañu plus souvent policiers yi yéen la ñu gën a nekkal xarit sax que yeneen kii parce que yéenay corrompre plus souvent policiers yi bu ñu leen jàppee seen i pièces matul ngeen neexal leen daal di dem seen yoon. non pour man chauffeur balaa muy tegu si télé bi dafa war a matle loolu moo tax ñu naan chauffeur quoi mais chauffeur boo matlewul rek doo chauffeur waaw. te yow sa la mooy sa kàddu bu rafet pour Sénégal. waaw di ñaaxaat sama mbokk chauffeur yi rek ñu def nànk du ma ne daw nànk dal nànk quoi mais ñu def nànk pour mën a xam nga musal nit ñi quoi mucc pour nga xam nga nu ñu koy waxee pour nit ñi mucc yow il faut nga mucc ba pare yow parce que boo nekkee si gaal da ngay ñaan gaal gi mucc kon nag xam nga bu oto bi muccee rek nit ñi mucc nga mucc waaw loolu laay ñaax sama mbokk chauffeur yi quoi. merci beaucoup kooku gërëm nañu ko bu baax Petit Sélé ñëwal ndax balaa taximan boobu di roof ci sa tànk yi di dugg ci sa tànk yi la jëm ci woon voilà bon li mu wax c'est important mais dinañ jëlaat yeneen réaction bu ko defee ñu gën a am solution ci li ñu bëgg tey ok arrièral ñëwal man léegi fii laay liggéey ci kii bi garage bi laay liggéey léegi ok perséral ma jël la ñu waxtaan ma ak yow ñu ngi lay siyaar bu baax di kontaan tey ñu ñëwoon ngir waxtaan ak yéen chauffeurs yi rawatina chauffeuru taxi yi chauffeuru Ndiaga Ndiaye chauffeuru bus yi tey comportement bi ñuy comporté woo ci kaw tali ba tax accident yi di bari ba tax nit ñi léegi seen xel dalatul ci boo yéegee ci oto mu rawatina oto transport. waa xam nga la moo waral loolu transport amul njiit njiit bi dafa feebal waaw parce que tali yi waroon na gën a yaatu ni droit oto yi li ñuy def oto yi li ñuy gën ci ay droit ëpp na yoon yi mais fi ñu ko waroon def defuñu ko fa comprendre nga. léegi ñan ñoo am foofu tor. ñan ñoo am foofu tor. gouvernement bi moom tor parce que boo seetee accident yi am yëpp ci voie yu ndaw la accident yi am yëpp parce que accident bu amee accident ñetti kii lay doon oto ba lay doon chauffeur ba yoon ya ñetti yi ñooy posé accident bi léegi yoon bi bu baaxee parce que par exemple autoroute à péage bi accident mu ngi am mais mort bëriwul waaw moo di bëriwul
parce que tali bi dafa yaatu. waaw tali bi dafa yaatu en même temps il faut ñu séparer yoon yi il faut ñu def ko 2 voies comme bii du mu nekkee 2 voies bi fële ci nu mu tudd pont Fann bi ah moom bu ñu ko defoon noonu dana wàññi accident yi parce que mbëkk ginnaaw lay doon mais bis buy daw 140 oto buy daw 200 et quelque bu ñu tasee day metti parce que boo seetee lu commencé Diamniadio ba keroog ngay egg Alukaañ lépp benn voie la sens unique la rek sens unique la. tey li ñuy rapproché benn affaire ci côté dawalkatu bus yi dafa bari li ñu leen di xas dafa bari que ñoom seen dawalin ci tali bi dafa ñaaw yow tey en tant que chauffeur lan nga ci wax. xam nga la moo waral loolu sas biñ la sas la sas bi moo indi loolu parce que nit il faut xel mi toog mu doog a nekk nit. parce que lu séparé nit ki ak dof ça fait 2 parce que li liggéey ci biir moo am problème moo tax mu feeñ ci jëmam lépp. sas bi lan la. sas bi mooy par exemple bu mu la joxee oto ma ne indil ma 800000 yow boo demee ci biir àll bi 800000 da ngay xool. d'accord maanaam dañ leen a jox oto ba pare. sas leen oto bi ma yor ñaari junni laa ci versé oto bi ma yor ni moom moo ko ñaari junni laa ci versé comprendre nga man bu ma xëyee ñaari junni laay xool nu may dem am ñaari junni laay xool di ci bool nag di moytu. d'accord mais li ñu dégg tamit ñu mooy que ñoom chauffeuru bus yi bu ñu dawee temps de course yi lu mu gën a bari dañuy gën a yokk seen fay. waa xam nga waral ñu njëkkante c'est-à-dire bu fekkee daw nga 10 courses ci journée bi c'est-à-dire bu ñu la waroon jox 100000 dañ lay jox 200000. loolu ci xam nga course yi dafa bëri oto yi dañoo bëri te wute ay qualité bis am na tata am na. non tata yi. waaw tata lu ma ci xam bëriwul nag mais xam naa ne tey man a yow bu ñu àndoon ci oto bi ñu indi 50000 suba ñu àndaat indiwaat 50000 du ñu xëy ci oto bi. lu tax. parce que bon oto bi lu bëri lay bëgg parce que bis boo gis am na GPS fu oto bi tollu xam na ko tata boo mënta gis am na GPS borom moo lay imposer dawalal oto bi dafa lu gaaw. borom oto bi moo la koy imposer dawalal oto bi. même su fekkee yaa ngi daw ndànk. même bu moo lay wax dawalal oto bi boo nee oto bi bu ne sama yoon ci loolu man sama oto la dawalal ko. mais ville bu mel ni Dakar est-ce que oto am na droit daw fii ay plus de 140 wala 200 à l'heure. non amu ko. pourquoi gars yi duñu respecter code de la route boobu moo gën ñuy xool seen i intérêt bopp des fois. xam nga waral loolu jaaykat yemuñu fu mu waree yem parce que boo seetee lu commencé fii ba keroog ngay jeexal Sandaga dégager jaaykat yi rek dégager jaaykat yi nga seetaan parce que oto bi balaa moom oto bi daa am lu mu moom péto bi daa am lu mu moom jaaykat bi daa am lu mu mën a moom sànq maa ngi déglu benn rajo kenn xamatu mu marché yem léegi marché xamu fu mu yee xamu fu mu tàmbali parce que lii du yoon lii du yoon. marché hebdomadaire lii du yoon parce que boo ko doon dafa. mën nga koo jëlaale alaya bi yëpp marché hebdomadaire la muy marché jeudi. mais lii du yoon gën a. parce que fii toll nii actuellement nii kii fan lay taxaw léegi kii péto bi fan lay war a taxaw parce que lii canal la canal bu màbbee fii ñu ne voilà canal ba màbb na parce que moo ko waral li ñu te canal bi la attanul canal ba nga ko doon def teguñu waxuñu pour cantine wala pour leneen canal la day canaliser ndox mi. léegi nit ñi bu ko ñëwee dëkkuwaay bala bu ko def ay jaayukaay loolu mooy ni muy màbb. d'accord yéen tey chauffeuru taximaan yi seen comportement ak seen moroomu taximaan yi des fois da ngeen di xëccoo ci seen biir dafa mel ni que yéen tamit doo leen mayante dëgg la ñu ngi woote solidarité ci seen biir mais des fois solidarité boobu duñu ko gis. waa xam nga kuy liggéeyal boppam ngay liggéeyal sa bopp. ak ki ñu yónni bokkul yéen journalistes yi da ngeen di xëccoo. ñaari wujj yi dañuy xëccoo yaa ngi dégg ñaari liggéey ci bureau bi wala commissaire ñaari commissaire dañuy xëccoo ku nekk naa la ëpp naa la jéem ëpp garaat xëccoo bi moom du mu dañ ba keroog ginnaaw yaa ngi dund di nooyi rek di am la bëgg xëccoo mënut a ñàkk. d'accord xëccoo mënut a ñàkk mais dafa am yenn partie yoo xamante ne wala sax yenn liggéey yi ñenn ñi tey am nañu compréhension ci xëccoo ba tey ñi ngi liggéey seen liggéey tranquillement te kenn gaañu sa morom mais li ëpp importance mooy tali bi yow en tant que chauffeur doo jël ay clients yàpp leen ba pare te sa bopp du tranquille doo jël ay clients yàpp leen ba pare di am keneen koo xamante ne yaa ngi concurrence anteeg moom parce que clients yi dañoo am bakkan ni yow. waa xam nga dawalu mag dafa am dawalu xale am waaw dawalu mag dafa am dawal responsabilité dafa am. la mooy différence bi. la mooy différence bi mag bi lu muy sóoraal day bëri ci oto bi oto bi yor naa ko 6 ans def naa ci accident mais mënees na ko wàññi li ci ëpp dañ may mbëkk ci ginnaaw
mais man ma dem ba mbëkkale nii musuma ci am accident mortel dawal naa 24 ans xam nga 24 ans non waaw 27 ans xaw ma 27 ans 28 ans dawal naa ko musu am accident mortel parce que xam tax loolu damay moytu lu bari bu ñu seexee yoon bi nga ëpp ma nga li ma moom sax boo ko bëggee jël ci man damay fere ne bàyyi la ngay dem parce que man doontuma chauffeur bu ndaw. est-ce que du comportement bi ngay comporté woo moom la ñëpp war a comporté woo. waa ci yoon parce que olof nee na yàpp bu meloon na res semiñ du ci am yoon bu ñëpp juboon police du liggéey bu ñëpp juboon police du liggéey boo see police am gendarmerie am bu ñu jàppee kii defeere la tëj la 10 ans 5 ans bu ñëpp juboon loolu yëpp doo am. bi mooy li ma damay dellu ginnaaw tuuti rek mooy ci lim la waxoon sànq ci wàllu bis yi ñu ñëpp bokku ñu yem yow sa xel li muy liggéey ak ni nga comporté ak ni may comporté ak kii nga àndal nii bokku leen mais da ngay bàyyi dara kii bàyyi dara ngay mën a def. tey fan nga gis solution bi kon. ah solution bi fan nga ko gis ci ñan la ne. solution bi non mooy ku nite kii rek nga xool looy def baax parce que responsabilité bu nekkee responsabilité nii doo ko def parce que man fii toll damay ñibbi nii actuellement pare naa ci 6 heures laay xëy 6 heures laay wàcc sama kër man maa ko yore bu ma ñëwul kenn du tëj buntu kër gi bu may xëy mën a tëjal buntu kër gi kon donc man bu ma toppay yenn kasaw yi mais damay tànnal sama bopp. jërëjëf Serigne Saliou. am benn problème sëñ bi kontaan nañu. am benn problème. merci beaucoup li mu wax c'est important ah ñu ci bëree bëri c'est-à-dire bu ñu wax pour défendre suñu bopp nañu wax pour défendre suñu peuple nañu wax pour défendre suñu réew nañu wax pour défendre suñu askan wi nga xamante ni plus souvent ñu ngi leen di ñàkk ci yoo xamante ni kenn mënut a xam accident yoo xamante ni kenn mënut a xam rawatina ci tali yi nekk ci région bi tali yi nekk ci région bi boo fa génnee accident yi moom comme tulleeg màlli c'est-à-dire foofu du ñu xoolaat ni policier mi ngi fi wala policier amul. na ku nekk daw li la neex très rapidement nga dellu si waat mën a amaat beneen course. mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul du ko seede dafay féexal xol da lay wan yoon nga xam fi nga féete bu dee tribunal loo bëgg naa àtte ma tëj ma ci sa xol nangu naa li ma wan a tax ma dëddu sama àdduna benn mi bëgg naa maa ngi running is love. I wanna stay all day by your side. Damel bëgg naa la sama damel bëgg naa la fasal nga ma samay bu mu xool amoore su ma la xamul woon doof laay doon damel bëgg naa la sama damel fasal nga ma samay bu mu xool amoore su ma la xamul woon doof laay voilà ba tey ñu ngi nii ci arrêt caro bus yi man nag gis naa fi benn receveuse dañu koy jël bu ko defee ñu waxtaan ak moom mais soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. noo tudd. Mame Fatou. Mame Fatou yow receveuse depuis quand yaa ngi nekk receveuse. depuis 2017 ba léegi waaw maa ngi nekk receveuse di liggéey ci milieu bi xam nga liggéey receveuse moom mooy loolu métti na métti wu waaw ni nga ci dégg nag façon wax bu ne façon client bu ne ni nga ko yeb ndax tey ni nga gis ku meree këram ñëw sippi la lépp mer bi fekk doo ko def dara nga gis client boo xam ne da ngay dugg daga ko ticket mu ne la dew ma fii lu ne daal nga ciy daj da ngay gis ko war a wecc fukki dërëm sax dañ la ciy tëkkoog lu ne lañ la ciy def waaw liggéey moom noonu la. métti na ci jigéen nga liggéey métier bi. waaw métti na moom métti na parce que jigéen bu yeewu 4 heures du matin loolu métti na balaa ngay dugg sa kër minuit métti na trop. li ñuy wax ci dawalkatu bus yi bari na jamono ji li ñu leen di rapproché ci jëf ju ñaaw seen comportement bi ñuy comporté woo ci kaw tali bi
yow naka nga ko gisee en tant que nit koo xam ne yaa ngi àndandoo ak ñoom di liggéey ak ñoom seen comportement bi ñuy daw ci kaw tali bi nu leen neex la ñuy dawalee c'est-à-dire dañuy fekk ku taxaw sax ñu fel ko romb ko. waaw loolu moom dëgg la li may wax chauffeur yi rek mooy nañuy wàññi di bàyyi calcio bi ñuy def ak yooyu. calcio bi lan la. ah calcio bi da ngay génn rek dem pour affaire daw la rek nga génn dem sa yoon xam nga boo bañee taxaw di naan da ngay régler yooyu da ngay génn dem sa yoon léegi bu ko defee ñu naan li ngeen di daw bari na ak li ngeen di kii bari na fekk na ñun ñoom ñoo tax ñuy dem mais duñu bu doon ñun ak ñun rek la oto yi kon. mais yéen ak yéen am na loo xamante ne ñu ngi leen koy commencé waxal nee nañu xaalis bi ñu leen di yokkal ci boo leen dawee ay courses yu bari moo tax calcio bi di am ci seen biir. non du loolu sax du loolu de calcio moom buñ koy wax rek mooy oto yoo xam ne day dem la rek mais du comme ça ay oto yu njëkkante yi déedéet du loolu moom. ñun kat dañu dégg ñu ni chauffeurs yi léegi bu ñu dawee ay temps de course dañu leen di yokkal bu seen course bariwul borom oto bi ci boppam moo leen di woo parce que oto bi day am GPS borom oto bi da leen di woo téléphone li la na dawalal oto bi bu ko defee affaire course bi gën a gaaw nga mën ko verser plus de li nga ko daan verser quoi. non ah ñun moom suñu patron moom ñun lu ñu liggéey rek la ñuy verser mais lu ñu liggéeyul moom mooy loolu waaw duñu xëy moom di ŋankati ci tali bi wala ñu xëy di lii. yow en tant que receveur accident yi ci kaw tali bi loo ci wax. ah damay ñaax chauffeur yi rek ñu gën a di def nànk parce que maa yoonu Touba baa ngi nii di ñëw na ñëpp dal ànd ak tey ñu def nànk daw nànk yóbbu nit ñi ci jàmm ak salaam parce que tamit ñiy dee ay bakkan lañ yor ne ñun waaw nañuy def nànk daal mooy kii bi. merci kontaan na. ok merci. jaajëf kooku suma xarit la ñu koy béggee bu baax di kontaan ci li nga xam ne nangul nañu ko receveuse la moom nag dégg ngeen li mu wax kenn ku ci nekk ak sa gis-gis maa ngi dugg ci pocc yi ok mais bon samay tuus merci beaucoup Ibou Maquette moom nag moom moo jaar ci tuus yi Ibou Maquette depuis marché Colobane merci beaucoup ma bro Ibou Maquette depuis marché Colobane merci beaucoup waaye aussi tamit merci beaucoup Kenza Palette Boutique nekk ci Scat Urbam moom moo habillé par Rose jaajëf Kenza kontaan naa depuis Palette Boutique oto nga ñëw ci sama kanam oto nga ñëw ci sama ginnaaw Petit Sélé li mbaa jàmm la ah ok léegi bon man daal beneen chauffeur laa soxla beneen chauffeur. Macky Sall defal nga lu teranga ñu gis say jaloore dinaa la delloo jukkal góoru Marème Faye Sall jaaram ñun yaa ñu doy Sall ngaari lam tooro bur gede say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége ba ñuy xëccoo wurus yow Sall ngaari yaay suñu ngalam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jële yoo leleleleleleleleli yoo aaye gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaajo aleen na autoroute ko Ila Touba tabax fi ay juma Macky yow la nu wóolu ndaanaan nga duñu la fi jële e way maa lay way Sall ngaari lam tooro jaarama maa lay way Sall ngaari lam tooro jaarama e way maa lay way Sall ngaari lam tooro jaarama maa lay way Sall ngaari lam tooro jaarama Macky Sall defal nga lu teranga ñu gis say jaloore dinaa la delloo jukkal góoru Marème Faye Sall jaarama Express bi am na fi njariñ lool bourse familiale bi am na fi njariñ lool sa vision bi weesu na seen gis-gis Sall ngaari xoolal ma logement des pèlerins mais wala bokk grand maïchar waaw maa ngi jaajëf waay yow ci arrêt bi nga nekk waaw ci arab la depuis quand yaa ngi fi nekk xaw naa fi yàgg da bon yow da ngay nekk ci tali bi à tout moment accident yi am ci kaw tali bi ak comportement chauffeur yi comportement ñi nga xamante ni ñoom ñooy daw ci kaw tali bi yow naka nga ko gisee en tant que sénégalais. ah gars yi dañoo war a def ndànk rek si kaw talibe si kaw talibe ñëpp a ko bokk booy dawal na ngaa war a xam nooy dawalee si kaw tali bi quoi mooy yoon. est-ce que du daw dépense moo tax gars yi tey ñuy rayante ci kaw tali bi. non du daw dépense xam naa liggéey bi mel noonu rek waaw liggéey. est-ce que du verser lu ëpp wala verser lu bari moo tax ñuy rayante ci kaw tali bi. ah mun na am loolu la quoi. voilà waaw foofu. double quoi. waaw daw di double quoi dem ba saaraan. waaw si yooyu. d'accord waaw. jaajëf waay tur bi naka la.
Mohamed. Mohamed tawféex doo may fi nga dërëm mu bëgg a jënd ndox fee jaajëf waay mais ku baax macha allah. delloo siyaar fa. mais yow plus souvent yaa ngi ci mbedd bi en tant que marchand ambulant tey accident yi bari na ci mbedd bi ak chauffeur yi accident yi bari na ci mbedd bi ak comportement yu ñaaw yi nga xamee chauffeur yi ñu ngi koy comporté woo yow en tant que sénégalais pour yow lan la. waaw bismillah monsieur Dar rajim inna wala yàlla maa ngi siyaar gaay mooy loolu accident bi dem lenn warulu ko gars yi yaatal xole rek télé bi xatul mais xole ñoo xat quoi ak en même temps tamit am na ñoo xam ne ñu ngi leen jox permis yeewuñ permis quoi am na ay tout temps la ñuy jox ay poids lourd xam nga mooy loolu gars yi tamit yaatul nañ xol yi moo tax télé bi circulation yi xam nga gars yi ku nekk kenn doo comprendre daal Sénégal daal mooy loolu noonu instant yi yow da nga jàkkaar ni ci xol yi la wala ñi nga xamee jàng nañu code de la route mais respecté wuñu ko la. waaw loolu am na ñoo xam ne jàng nañu code de la route mais respecté wuñu code de la route am na ñoo xam ne tamit si xol yi la yenn saa yi da ngay gis benn moto ñëw xam nga oto bi di ko may mu jàll mu fel ko yenn saa yi yooyu yëpp da si am da ngay gis benn oto ñëw au lieu que mu may moto bi mu jàll mais da koy jéem a sisante yenn saa yi ñaari taxi mën nañu ñëw jàll di sisante ñoom ñaar xam nga loolu tamit si xol yi la fekkoon ne code de la route buñ leen jàngal ñoom avant ñi dawal moom lañ topp konoon accident yi yëpp mën na wàññeeku quoi. d'accord lépp yow léegi lan nga mooy sa solution pour ñi nga xamee ñoom ñoo di chauffeur yi. accident yi dafa bëri trop chaque jour accident tey boo demee côté Kébémer 9 personnes ñu ngi fa dee ñaari taxi 9 personnes soo demee côté Kébémer tey jii am na autoroute Touba bi am na tey benn choc xam nga loolu yëpp choc yi chaque jour tout le temps chaque jour et gars ñoo war a xool tey ku am permis soo defee choc benn yoon ñu bindal la benn point soo defaatee choc ñu bindal la ba point yi jeex su jeexee ñu nangu sa permis dootoo dawal su defee gars yi nañu wàññi choc yi xool nañuy dawalee gars yi mi dañuy fanaan si télé bi ba bët set xam nga ñu bëgg continuer waat di dawal noonu xam nga mën nga nelaw daw doomu aadama soo waxtu nelaw bu jotee da ngay nelaw. loolu daw dépense lañ koy wooye wala lan. loolu gars yi dañuy wax rek daw dépense lañ ko tuddee mais loolu arrange wut ñuy dugg si oto yi tamit mooy loolu waaw. d'accord merci beaucoup yow li nga wax lu am importance nga dëgg la jaaykat tool nga de waaye am nga solo ci réew mi de yow na nga def. waaw ça va. ci jàmm. sant yàlla bu baax. jëf waay xanaa fa la nga jógee Touba. man bool la. yow sama mbokk Touba nga bawol. bool pire la waaw. mais sëñ Mountakha mi ngi ci réew mi de. yii ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu. te nga wax ci Masalikul Jinaan bi. kontaan nañ si trop. sëñ Touba amati na ndam. julit ñëpp am nañ ndam. waaw Masalikul moom. du murit du Tiijaan du Xaadir Laay ñëpp a ko bokk. sëñ Touba moo liggéeyal Sénégal. d'accord liggéeyal àdduna nañ ko sant gërëm ko. d'accord moo ñu war taal. d'accord ñi ngi waajal màggal Touba yoonu Touba bi dafa nar a xatati ci suuf wala ci kaw léegi tey boo doon wax yow en tant que sénégalais ngir accident yu wàññeeku ci tali bi lan ngay wax chauffeurs yi lan ngay wax sénégalais yi parce que jamono ji accident yu bari na te ñi ngi jëm ci màggal Touba ñi ngi jëm ci gàmmu ak yeneen te yooyu plus souvent dañ ci découvrir ay accident yu bari. waaw Touba bi moom dañuy ñaan yàlla d'abord mu wàññil ñu accident yi ndax doomu adam moom bu ne ak li koy yóbbu waaye kenn ñaanul yàlla dee ci beneen mbir sax waxuma la accident chauffeur yi tamit ñii suñuy papa lañ ñii suñuy nijaay lañ ñii suñuy doom lañ ñii suñuy mag lañ damaa yaakaar ne chauffeur bu jóg ngir liggéey ñaanoo yàlla pour def soog daal waaye nañ gën a ñaan yàlla gën ñoo musal ci accident yi ak lépp daal chauffeur si tamit ñu gën a prudent parce que booy jàng oto dañ lay wax il faut être prudent waaw loolu da cee bokk waaw foog ñu gën a prudent gën a xam ne xaalis bi maanaam mënoo dabu xaalis bi bu am ko lépp daal waaw boo bëggee dégg diggante fi ak Touba nga daan def dem ñëw ngoon jot nga bëgg a dem ñëwaat xam nga loolu day métti waaw il faut ngay def ndànk xam ne ay doomu aadama nga yëpp même ay xar boo leen yëbbee wala ay ginaar da ngay def ndànk xasti kamaa nag ay doomu aadama ñu fas yéene dem nag ziyaare suñu sëriñ suñu yaakaar tey ak ëllëg Seexul Xadim waaw mu yokk ñaan yokk lépp daal lan laa si xam yow ku gën nga yow noo tudd man Modou Ndiaye laa tudd Modou Ndiaye waaw jëf waay taaliba sëñ Mountakha bakki sëñ Mountakha may naa ko kii lu mu tudd Khalifa Diakhaté taaliba sëñ Mountakha la bakki sëñ Mountakha bon Petit Sélé dañu xaw a jéggi en attendant ma lekkaale sama tool yi ñu jéggi xaw a traversé
que c'est important que booy jéggi ci kaw tali moo xam yow ko mënti doon nga nekk xale wala nga nekk mag boo jéggi tali jaaral ci piéton passage bi ça va te permettre nga bañ a am benn jafe-jafe ci kaw tali bi moo xam nga nekk mag moo xam nga nekk xale c'est-à-dire booy jéggi oto bu la gisee dafay taxaw voilà kon nañu arrêté di tëb passerelle yi nañu arrêté di tëb pont yi nañu arrêté di jàll ci kaw tali fu mu ñu neexee parce que loolu mooy gën a indi accident yi di nga gis benn oto boo xamante ni day daw 120 nga ñëw jàll nu mu la neexee ci kaw tali bi foofu moom moo am priorité pour jàll pour daw nu mu ko neexee donc nag yow mi nga xamante ni yaay nit bi jàll ci kaw tali bi boo yegsee ba ci piéton passage jàlleel ci piéton passage même su fekkee sori na ak fi nga war a jéggee demal ba ci foofu parce que moom moo lay gën a mën a may kaaraange ngir nga nekk ci jàmm ngir nga mën a mucc. xam nga maa ngi siyaar mais wala boo. maa ngi nii. waaw parce que ak ma la xàmme. mais maa la xàmme man tamit toll mais gars nu mu demee nii. ba jën sama tool bi nga bëgg ko lekk. réew mi moo dëgër yoru ñu sax lu ñu lekk bàyyi. lay wax ni. xoolal une semaine mooy nii sama waa ji gerte caaf la ñuy añee xam nga naan benn ndox dem suñu yoon parce que xam ne moo tax maire yi dañuy sampal bu ñu demee yóbbu suñuy bagage di jaaye bàyyi xoolal dañuy ñëw dañu ramasse affaire yooyu noonu noonu la ba demee bàyyi maire parcelle Moussa Sy bàyyi daf ñu sampal bàyyi indil ñu jafe-jafe sama waa ji bëgg ñoo tegal badar xam waxoon nañu dañ leen di utal benn place boo xamante ne ngeen dem di fa jaay. mais ba léegi ngeen mooy loolu ba léegi defaruñu. yéen ni ngeen di dundee ci kaw tali bi nii ak oto yi accident yu bari nii nu mu demee noonu. moo tax xam nga lan moo tax ay jeunes lañ xam nga bëgguñu sàcc bëgguñu agressé bëgguñu jël lu ñu moomul xam nga dañuy xasal every time jël suñu ay bagage dem di jaay affaire yooyu noonu comprendre nga kon nañ bàyyi jeunes yi xam nga ñu jéem a liggéey quoi parce que un peuple sans jeunesse xam nga nu pas dem tamit yaa ngi comprendre xam nga li may wax parce que les vieux moom mënatuñ ko ñi ci tollaguñ ci mais ñun ñi nga xamante ni ñoo ci toll nañu bàyyi ñu xam nga def suñu waru gar quoi yaa ngi ko te fi ngeen di taxaw nii arrangé wu leen oto yi mën na ñëw à tout moment choc yi am arrangé wuñ sama waaji bàyyi des fois mooy loolu nga tourné nii bëgg a jaay client bàyyi oto fële sama waaji affaire yooyu xam nga noo ko gisee yow non métti rek métti bëgg ko ñu jàppale tamit waaw commandant fi la ñu fekk di yàq suñu job ñu ay xale dëkk ci dëkk bi di daan suñu doole mais duñu am jàmm gaañan waaw ñun li la ñu am jaay suñu tubay fenn ñu sàcc ñu toxuñu daf ñu leen jaay suñu tubay waaw yaa ma gën a xam nañu jàppale daal nañu jàppale defal ñu marché ñu job dëgg na le pays va mal le Sénégal est le seul pays que l'étranger a plus de droits que l'habitant le seul pays en Afrique va au Gabon Cameroun Ghana Nigeria Afrique du Sud d'autre part tu verras mais le Sénégal mais nañu jox ma un peu de respect tamit. nee nañ ma demal ci président garage bi ma dem ci président garage bi salaamaaleykum waaw na ngeen def waay maa leen di siyaare papa bett naa leen de na nga def papa. waaw maa ngi tey dañoo ñëw pour waxtaan ak chauffeur Ndiaga Ndiaye yeeg chauffeur taxi chauffeur particulier yi nga xamante ni. tey lu leen neex la ñuy dawlee ci kaw tali bi ba accident yi am bari léegi ba tey askan wi dañoo amee njàqare ci bu ñu dugg ci oto sax dañu naan est-ce que dinañ yëggam déet. chauffeur yi dafa am ñoo xam ne ñi respecté wuñ seen conduite surtout nag xale yi ñoom affaire yi permis war nañu seet nuñ koy joxe quoi parce que am na ñoo xam ne dañuy raxas oto rek dem ñu jox leen oto ñu ne ci télé bi di farax nu leen nax la ñuy def. wala nga gis chauffeur boo xam ne man gis naa ci koo xam ne kii dafa mandi di dawal oto waaw. chauffeur taxi la. chauffeur déedéet chauffeur Ndiaga Ndiaye yi daf ci am na ci ñoo xam ne ñii du ñu ànd ak seen sago quoi. nu leen neex la ñuy dawalee ci télé bi. ligne continue dañ ciy doublé. te ligne continue moom mu ngi mel ni rek taal buñ taal ne la dugal ci sa loxo est-ce que da nga ci dugal sa loxo noonu la ligne continue mel ligne continue moom day miir la. kenn waru ko ji doublé. est-ce que tey ku tëb dawal oto da nga war a dawal oto ku tëb dawal taxi da nga war a dawal taxi. non parce que ñoom ñëpp dañ leen war a. dawal taxi métier la. ñoom ñëpp ñi koy dawal ñëpp dañ leen war a laaj nu ñuy kii laaj leen fii fan la fii boo demee fii mais loolu yëpp léegi amatul sax. mais bu njëkk dañu doon jàngalee bu ñu daan jàngalee ay code de la route dañu doon jàngalee ay GPS c'est-à-dire pour nga maîtriser Sénégal pour nga maîtriser exactement yow fi nga war a daw mais loolu sax est-ce que léegi mi ngi amati. mais dëkk bi li ci ne léegi amul sax table signalisation table amatul mairie defatul dara defatu ko dëkk bi foo demande daf daan am table bu war a wan ne fii nga war a jaar mais loolu yëpp am gis nga mairie Fass bii dara liggéey ko Bamba Fall moom mu ngi defar Médina moom mu ngi defar
moom set na moom Médina moom mu ngi koy defar mais côté bii dara lañ fi deful dara. d'accord tey accident yi bari na ci kaw tali bi comportement chauffeur yi la wala comportement chauffeur taxi la wala chauffeur Ndiaga Ndiaye wala chauffeur bus yi. yëpp ci ñëpp la nekk ci ñëpp la nekk. d'accord foo dem rek da nga fa gis ko xamadi quoi léeg-léeg nga dawal sax kii daje kii mu ne la waaye yow dawale ancien yi ngay dawal. sànni la loxo sànni la loxo quoi. wala mu saaga la wala nga taxaw ci feu rouge nga may nit kuy traversé ah yow oto bi de. nga may nit kuy traversé nga gis ku ñëw moto ñëw ramassé ko da nga may nit kuy traversé moto ñëw ramassé ko daw wala ñu ñëw damm sa rétroviseur daw. dëkk bi moom li fi. loolu ñàkk xam ko dala route la wala ci suñu jikko yi la. yarade ko rek. waaw loolu yarade ko la loolu yarade ko la. mais feu rouge bu tàkk rouge. nit ki dafa war a taxaw. nit ki dafa war a jàll kon bu werta nit ki dafa war a taxaw oto bi jàll. mais loolu yëpp amu ci da ngay may nit sax bu nit kuy traversé da nga koy may pour mu traverser. mais ndànk lay dox dootu dox normal pour traverser. mais ci piéton passage wala fu ko neex. fu ko neex dañuy romb piéton kii bi nii dem jàllee ji fële maanaam dañuy bàyyi piéton passage yi dem jàllee ji fële. dem jàllee ji feneen. foofu nag am ngeen droit daw lu leen neex yéen. voilà. d'accord léegi nag foofu bu ñu jàllee accident yi di ci am ak yooyu. voilà loolu yëpp daf ci am territoire bi fii kenn waru fi traverser fii da nga war a dem fële ngay traverser. da nga gis léeg-léeg sax nit di traversé nii dañ koy xëcc na ko ñëw demal traversé ji fële toujours choc dafay am respecté kii bi moom daal fépp la am ñiy dox ak tànk ak ñëpp ci yem. ñëpp kon loolu ci ñun la ci jikko yi. jikko ji fi mu ne nii dëkk bi moom kenn mënu ko régler. man xamal lan la mais daal dëkk bi moom ça va pas dara doxul surtout nag ñiy traversé tali bi moom ñooñu moom war nañ ci wax. bon man sama yaram. dégg nga maam fii. est-ce que policiers yi ñu ngi def seen liggéey. ñoom itam ñu ngi def lu leen man mais nag dañuy taxaw fii gars yi ñëw def lu leen neex fii lu leen neex. des fois bu ñu fi nekkul embouteillage dafay bari accident yi dafay am ci kaw tali. lu nekk fi am man daal xam naa ne daal su ma doon Macky Sall daal danaa jël matuwaay ma seet nu may doxalee dëkk bi moom doxul moom gars yi nu leen neex la ñuy def ci dëkk bi. jërëjëf yow da ngay conduire normal nit jógee fële rek ne ris mbëkk la temps yi rek dawal naa fi oto fii angle gumba benn taxi maa ne ñëw rek particulier laa yoroon benn taxi maa ne ñëw rek forote ma rek. ba ci yéen ci seen biir kon problème am na. waay boobu. ak li ñuy woote solidarité. waaw yow li ci ne moom kenn mënu la ko wax. kenn mënu la ko wax. ci comportement yi la papa. comportement bi dara moom nit ñi daal moom xamal lu xew waaye daal ànduñu ak seen. jot am tey ci seen émission ñu dajee gis ngeen ni ko askan wi gisee gis ngeen ni ko yenn chauffeurs yi gisee gis ngeen ni ko yenn sénégalais lambda yi gisee maanaam ñi nga xamee plus souvent dañuy dugg ci car transporteurs yi di dem ay voyage que ça soit muy long voyage wala petit voyage yi nga xamante ni day am ci biir ville bi. très rapidement man nag sonn na wax naa ba sonn lu ne def naa ko. damay dox ba samay tànk pënd te chaque jour dàll bu bees laay sol dàll bu ma sol mu toj yàqu mais bon garaawul dinaa ci ut dinañ mës a am solution yenn yi boog jot nañ cee am solution waaye yenn yi ñi ngi ci yoon wi ngir mu am solution dañuy dellu rek di sensibiliser waat bu baax Magalu Touba la ñu jëm tali bi dafay metti ngir yenn long voyage yi nga xamante ne dañu koy def rawatina ñi nga xam ne moom moo di tali bi ci suuf nag dafay metti torop ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeurs yi waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di clients yi nga xam ne ñoom ñooy dem foofu lee ca Touba li ñuy ñaan nag moom mooy ci barki Cheikhul Khadim nañ ñu dimbali chauffeurs yi ñu daw ndànk dal ndànk parce que màggal Touba la ñu wax ñi fiy jóge ñëpp dañuy dem ngir sàkku ji ñaan ñi fiy jóge ñëpp dañuy dem ngir jaamu ji suñu borom ñi fiy jóge ñëpp dañuy dem ngir jaamu ji Serigne Bamba waaye nag yéen chauffeurs yi seen xol yi ci boppam dañu bëgg ngeen yaatal ko bu baax bu ko defee ñi nga xamante ni yàpp ngeen leen ngir wal leen a yóbbu ba Touba ngeen yóbbu leen ci bisimilahi rahmaani rahim ñu egg ci alhamdulilahi rabbil alamin yéen chauffeurs yi ngeen aar ñu yéen chauffeurs yi ngeen sàmm ñu yéen chauffeurs yi ngeen xam ni ay doomi aadama ngeen yab doomi aadama yi ngeen yab nag
ñaan nañu yàlla dugg ci oto bi tranquillement ñibbi tranquillement foofu nag dañuy jaaxee di tàggatoo ak yéen di leen dig daje très prochainement Padros dellu si waat àndandoo ak yéen merci beaucoup Ibou Maquette depuis marché Colobane Ibou Maquette moom moo jaar ci cuus yi Petit Sélé laala ma sama cuus Ibou Maquette moo fi jaar depuis marché Colobane ñu ngi koy béggee bu baax di kontaan ci ni mu àndandoowee ak ñun merci beaucoup Ibou Maquette kontaan nañu mën nga jokko ak moom ci numéro boobu waaye tamit di gërëm bu baax ki nga xam ne moom moo di ki nga xamante ne moom moo di Kenza Palette boutique mi ngi foofu léegi nga xamee moom moo di ca Scat Urbam moom nag moom moo habillé Padros Lacoste ak jean jox ko benn chapeau ni ko ayca Padros demal dajeeg Sénégalais yi waxtaan ak ñoom donc nag ñu ngi leen di dig daje très prochainement merci beaucoup Assane ci côté coordination bi gërëm ko bu baax moom Petit Sélé moom moo nekkoon ci côté caméra bi jaajëf waay Mr Petit Sélé merci beaucoup Augustin suñu chauffeur bi nga xamee mi ngi doon àndandoo ak ñun waaye aussi di gërëm bu baax Ramatoulaye ci côté réalisation merci beaucoup Laye ci côté montage gërëm bu baax équipe technique bi nga xamante ni yëpp mi ngi doon àndandoo ak Padros la woon tey ñu daje fii nga xamee moom moo di ci rond point bu Sam di leen dig daje très prochainement bu ko defee ñu dellu si waat àndandoo waat ci li nga xamee moom moo di ci mbedd mi ci kaw tali bi ak ci fu mu mënti doon ci àddina jàmm ak jàmm mbokk yi nañu yàlla sàmm ñu nekk ci jàmm ba incha allah ak beneen ak jàmm am maawut